mbokk yi Cheikh ñëw na Cheikh borom produit yu baax yi Cheikh borom bagage yu baax yi Cheikh dikkati naak doole mbokk mi déglu ma bu baax ma wax la kuy Cheikh mooy jaay produit yu baax yi produit yi nga xam ni waa Sénégal Europe ñëpp nangul nañ ko nee naa la produit yi nga xam ni amul benn effet secondaire ginnaaw produit yi Cheikh yokkal na leen si ay garabi cosaan mooy li fi maam yi bàyyi woon yow mi nga xam ni dangaa yor hémorroïde moo xam hémorroïde bi si biir wala hémorroïde bi si biti seetil Cheikh moom moo si ay yow mi yor ndoxum siti mu lay wokkatuloo di xar say tànk di dagg sa karaw seetil Cheikh moo si ay yow mi góor wala ngay jigéen yor bëñ buy metti seetil Cheikh moom moo si ay yor na garab goo xam ne bu la ko joxee day wér si saase yow miy mag jabet sonal la lool seetil Cheikh am na garab yu baax si jabet ngay góor wala ngay jigéen sa biir rëy ba jaaxal la lool Cheikh yor na loo xam ne bu la ko joxee sa biir dina wàññiku yow mi nekk si néegu sëy te néew si kattan maanaam di gaaw a àgg fa nga jëm boo seetee Cheikh lam lay jox nee naa la boo yegsee sa jabar dina kontaan ba àgg si lool éjaculation précoce Cheikh moo si ay ngay góor sa Ablaye Ndiaye ndaw ba jaaxal la seetil Cheikh mu jox la produit boo xam ni boo ko siy diw dana gudd dana rëy ngay jigéen bëgg forme bëgg say fes génn bëgg say anf génn fu waay tollu di gis sa poto cornel yi nga am forme bu nice boo soloy jean mu jàpp la nga sol robe mu jàpp la ay boo soloy zip foo romb ñu xoolaat la ndax forme bu rafet Cheikh a ngoog borom produit yu baax seeti ko gaaw wala nga woo ko si numéro bi 70 592 93 94 wala 78 116 15 48 waa Sénégal Cheikh a ngoog rawatina xale yu jigéen yi seeti leen ko gaaw mu jox leen ci bagage yu baax yi fu ngeen jaar def baax ay Cheikh kenn du moom si lu baax kenn du moom si lu baax. xabaar yi lañu leen di baaxee tey ci talaata gi yemook fukki fan ak juróom ci weer wi ma di leen dalal jàmm bokk na ci lu ci gën a fës tontu ga Ousmane Sonko baaxee njiitu kuréelu magistrat yi nekk Sénégal gannaaw kàddu ya ñu ko jagleel rek ci seen jano ba woon ak taskatu xabaar yi fem mu nga waa CNRA def Sen TV ak Zik FM dañu ci ñëw ak itam kàddu ya leen ci présentateur u tës bi di Ahmed Aïdara dollil Akon itam àdduna rek ci ŋàññi ya ñu tàmbalee def ci projet boobu di Akon City mu bëgg a samp rek ca diwaanu Mbodiène liiru juróom-ñaari weex ba ñu biraloon ni dafa réer ci ab teen lañu ko mujjee fekk mu ñàkk bakkanam ci digg xabaar yi lay doon tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taxirlu as lëf bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal. ak bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen i safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xabaar yi gannaaw ba kii di Ousmane Sonko génnee addu rek ci coowam ak Adji Raby Sarr xamle waale fa ni amul attekat bu ko mën a tëj ci bile coow kuréelu magistrat yi nekk Sénégal dal dinañu janoog taskatu xabaar yi ngir tontu ci loolee ci googu leen ndaje nag xamle nañu fa ni amul mindeef ak ku mu mën a doon mu di féete kaw loi di jox boppam gëdd gu koy wëlbati rek ci justice institution wu république bi moo ëpp solo bépp intérêt personnel la magistrat ya nag di wax ni lay wareefu justice moo di mu wëri fa dëgg féete sukkandiku ci élément ya nekk ca biir dossier ba femm nañu nag ñey tuutal justice way laa di ko soofantal conseil national de régulation de l'audiovisuel dal dinay rek mettre en demeure Sen TV ak Zik FM ngir ñu jël seen ay matuwaay dakkal violation de réglementation ba Ahmed Aïdara di amal rek ci revue des titres ya ña nga xamle ci communiqué ba nag ne daal kii di Ahmed Aïdara ba mu jógee ci élection territoriale yi ñu fal ko meeru Guédiawaye ba ndëg ni si nag ci jaay boppam rek la nekk ci wàllu politique texte di ngàññi kujje gi ci revue des titres ya muy def CNRA biral na ni daal lu ni mel jalgati yoon la communiqué bi di fàttali rek ne article 103 bu cahier de charge ba ñeel établissement wa ila exploitation ou service de communication audiovisuelle concessionnaire bi dafa war a fexe rek ba émission ya muy fësal mu tegu ci yoon foofee it ba taskatu xabaar ya cay jël kaddu bañ di fësal seenu ko féete te di awala yoon seen ay laaj conseil national de régulation de l'audiovisuel fem waale na rek Sen TV ak Zik FM ci daan ya leen mën a fekk ci loolee Ahmed Aïdara doon def Ahmed Aïdara nag daal di nay sotti meram nga yëpp ci kii di Babacar Diagne moom mi wax ni mooy nangu rek di doxal liggéey yu bon yu régime yi fi jot a jaar yëpp meeru Guédiawaye gile daal di nay biralub parparloo ci doxalinu Babacar Diagne bekk bu CNRA ci émission fait divers nga muy amal rek Sen TV ak Zik FM nee na ko nag foofule ca D-Média Mambay Ndiaye candidat la woon ci listu gëm sa bopp te wéy na di def liggéeyam na mu waree rek ci diiru campagne bi yëpp te àndu si ak njàkkare ba si kii di Seydina Oumar Ba bu Walfadjri ci waxtu yooyee nag nee na Babacar
Diagne ak ñoñam yemu di peeni ay comploteur di ñëw di ko sonal ndax da leen di déranger. Présentateur tës bi nag pareegul ngi rek soppi ligne éditoriale am te daanu seeni raaya du ca mën dara. Ay defkatu ñaawteef daal dina ñuy jukk tëral seeni yoon ngir nax askan wi jaarale ko ci ay tontinu iPhone yu ñuy biral ci réseaux sociaux yi. L'Observateur dikkal nañu rek ci anam wa ñu di ko defee di ñu xamal ni dañuy fexe rek ba jot ci kopparu ña bokk ci tontine ba bu ñu ca noppee nag jébbal leen ay téléphones yu ñu jëfandikoo ba pare ñu di ko wax 2e mai. ñu ci ëpp ci ñoom nag ña ñuy nax ay jigéen la ñu doon yu pare rek ngir répp mën a am iPhone. atum 2016 ancien international bile di Abdoulaye Diagne Faye dafa bëggoon jënd juróomi terrain ca Ngor Almadi njëgu parcelle bu ci ne rek ma nga yemoo woon nag ñaar fukki million ak juróom. Footballeur ba jébbal koppar ga jaaykat ba mu di Mame Boubou Ndir boobee la jafe-jafe ya tàmbali digganteem ak waa ji ndax mënuloon jot ci ay terrain wam saay su ko woowaan rek mu joxaat ko bés ba mujj rek mu di ko jànni ba ñu ko taxawalee ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru. Mame Boubou Ndir dafa njëkkoon weddi cachet pénal ba noppi rek ni tàmbali woon na fay bor bi teg si naan suuf yooyu féete ca Ngor Almadi ma ngi ko doon rek ci maamam Yuga Ndir jaayu ko benn yoon ba ko Abdoulaye Diagne Faye ne mënul xaar régularisation bi nag da ko delloo juróom-ñaari million atum 2018. Procureur de la République nag dàkk na kàddu yooyu yëpp di xam ne ni waa kër Yuga Ndir dañu mandaté Mame Boubou Ndir ngir rek mu topp procédure de régularisation bi waaye moom dafa dem ni moom suuf ya ngir gën a mën a nax rek Diagne Faye mu wanale kaak nag benn inspecteur des domaines. bu nu sukkandikoo ci les Échos procureur ba ñaari atu kaso la biraloon ci njëlbeen waaye daal dañu mujj teg ci ndoddam juróom-benni weer yu mu dul tëdd ba noppi rek fay kii di ancien international sénégalais bi fukki million ak juróom ak lu teg ñeel dommage ak intérêt. Ministre d'État bile di Mbaye Ndiaye ma nga woon rek ci waawoon ba si ñu génn ngir jiite fa ab waxtaan ci wàllu politique. Responsable APR bi nag profité na ci rek rafetlu waale la njiital conseil économique social et environnemental ba fekk si njiitu réew mi Macky Sall. Mbaye Ndiaye di wax ni Idrissa Seck ku am courage la tey dafa rek nangoo liggéey ak njiitu réew mi Macky Sall ndax xam na ni la muy defal Sénégal yitte la teg si Macky Sall nitu jàmm la. Ancien ministre de l'intérieur bi la nag di ci dolli naan président Idrissa Seck dafa ni rek day politique ngir Sénégal jëm ca kanam te waxtu yi ñu toll nii am nañu président Macky Sall muy woyal mission bi moo waral rek mu fekk si ko ci mbégte gu rëy ànd ak moom nag ci liggéey bi. Mbaye Ndiaye di tënk ay kàddoom naan bu dee ne sax dañu ko daan ci local yi weesu Idrissa Seck nit ku diñ lay desandi ku ñu war a jox cër te bàyyi ko xel bu baax a baax. Akon daal dinay tontu ñay dal ci kawam yépp ci projet immobilier nga mu dippee Akon City ci ab note bu ñu fësal nag biral na si ne daal lu yàggul dara dana ànd ak ay équipe ba ma ñëw Ndakaaru nee na nag Akon City projet bu mag la te kàdduk waxi kese way la rek yu dul dëgg mënu koo tilimal teg si nee na jote bu yàgg boobee danañu ko réglé ji waat rek ca tribunaux américain ya waaye daal képp ku di jéem a gàllankoor projet boobule di Akon City yàq nga ko ndax la ngay wax ci sa kaw lay delluwaat. Akon di wayal naan daal projet Akon City mbas mee ko taxawaloon waaye daal am na si diggante bi ay yokkute ci juróom-benni weer yi mujj yi gannaaw la ñu am ci ay partenaires internationaux ak africains. si ba si di ñëw nag nee na dana ñëw Ndakaaru ngir tënk lu jëm ci master planning bi calendrier wu étude géologique ak environnementale yi itam nañuy liggéey ak askanu Mbodiène. mbir mu doy waar la ñuy waxtaanee ca Goudomp féete ca diwaanu Sédhiou ab waay moo fa doon bëgg a faat rek ñaari nit yu mu bett ci benn auberge ba nga xam ne rek mi ngi woon yor ab pistolet moom moomee nag mi ngi wuyoo ci turu Jacques Jean Mendy di ab émigré gannaaw ba mu rattee cible ya nag dafa jëlub paaka ba gaañ fa sax ñaari gérant wu hôtel ba kenn ka turam di Valérie keneen ka turam di Dominique Gomis yamu ca nag mu jëlaat fetel ga tiire lu bari ci biir auberge ba daal di daw takk der yaa ngi ci ay tànkam jamono jile. Mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens l'armée yi dañu lancé woon rek niki dibéer fukki fan ak ñett ci weer wi ab opération bu nga xam ne rek la ñu ci jublu woon moo di teg loxo ay base mouvement des forces démocratiques de la Casamance ci gàttal ñu naan ko MFDC. DIRPA di xamle ci seen communiqué ba ni daal bokk na it ca la sababoon opération boobule suuxal bande armée yay def ay xeetu ñaawteef yépp. L'armée ba nag xamle na ni mi ngi woyal liggéey ba ñeel kaaraange ga rawatina rek accrochage ba fa amoon ba ñu baxi ci rang wu l'armée bi ak juróom-ñaari militaire u Salif Sadio ñàkkoon ci seen bakkan.
ci ay nataal yu mu fësal ci page Facebook am Barthélémy Dias dalal na sénatangoom bile di meeru Ziguinchor bu bees bi Ousmane Sonko ca na ngeen ko xamee moom jiitu kuréelu Pastef bi nag da ko seeti woon ca bërëbu liggéeyukaayam Barthélémy Dias wax na ni daal waxtaan nañu lu yàgg ci lu ñeel collectivité territoriale yi te it jël nañu ndogalu boole seen doole ngir rek jàmmi askan wi Barthélémy fësal na mbégte ga mu am rek ci la ko xaritam bi dox si ñu wane ko it ci seen xar kanam na mu tënkee ay kàddoom moo di rek nañu mànkoo takku liggéey. Lansana Wagué ab liiru juróom-ñaari weer la bu réeroon na fukki fan ci weeru mars ca Ñemenike féete ca diwaanu Kédougou gune ga nag lañ ñuy xamal ni mujj na ñàkk bakkanam ni ki altine démb gi lañu ko fekk ca teen ba soriwul dara seen kër ga Libération mi ñu baaxee xabaar wi di ñu xamal ni daal ci anamu doy waax lañu ko fekkee ñeel enquête ba nag wujju yaayam ba placé nañu ko en garde à vue gannaaw ba ñu ko dégloo ca brigade de gendarmerie bu Kédougou source yi di wax ni digganteem ak yaayu gune gi dafa ñagasoon lool bés ba muy réer nag Aminata Sow may yaayam ma nga bawa woon rek ca boutique ba mu yegsee la gis ne yóbbu nañu doomam jëmu toraloon foofule muy nelaw niki noonu nag la woowee waa gox ba ak itam gendarmerie l'enquête baa ngay wëyal yoonam. Jacques Coly ab takk der la bu di servir rek ca commissariat centralu Ndakaaru ñu yebaloon ko ca boulevard général de Gaulle ngir rek mu jëmal yoon laes di ñu xamal ni foofee la dajeek chauffeuru taxi clando bile di Lamine Thiaw ma doon dawal di rek wiññeeku fekk takk der ba doon na tere lu ni mel naka la ko waxee mu gaare ci boori tali bi tàmbali di saytu kayit ya Thiaw xamal ko ni rek dafa bàyyee kayit ya ak takk der yu commissariat wu jëppal takk der bi dal koy laaj caabi woto bi mu jéem ko rek nax jox ko ay caabi këram gannaaw ab santantey kàddu gu desee teggi ne gu doxoon seen diggante nag chauffeur ba poñe takk der bi ba ñu ko yóbboo commissariat wu Médina Lamine Thiaw dañu ko placé en garde à vue ñeel outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions ak itam rébellion. ba nga xamee ni kuréelu magistrat yi nekk Sénégal amal nañu ndaje janoo seeg taskatu xabaar yi àddu rek ci kàddu ya Ousmane Sonko biral jëmale ci justice njiitul kuréelu Pastef bi tamit tontuwaat na leen jaarale ko ci ay mbindu yu mu fësal ci page Facebook am delsi na nag ci kàddu magistrat ya ñoom ñi lee dañu waxoon ni ñenn ñi comprendre ñu ni justice di demee néew ñu fi nag di werante kenn waaye faaw ñu leeral yenn pàcc yi laataa ngay critiquer justice da ngay xam na muy doxee te it waruñu sukkandiku ci sunu ay intérêt yi bopp di nga ñi institution bu ñu umpale ay règles de fonctionnement wam faaw nit ñi nangu di am ndam ak ñàkk ci logique ndax yoon ñëpp la fi nekkal ci seen wax ya itam ñu doon ci dut baaxam Ousmane Sonko naan statut politique am féetewul kaw li nga xam ne rek moo di loi Sonko tegal ko ci ne rek kon monsieur le président am nga rek jotu déglu benn sortie ci mbir mi diiru at waaye daal jéemoo koo defee noonu ci sortie yu bari yeneen parti ba def waral mu di laaj ndax loolee du rek yoonal parparloo gannaaw loolee nag Ousmane Sonko faram-fàcceel na ko génn yu bari ya partie civile be conseiller am def ci at mi ñu ko placé sous contrôle judiciaire tere ko mu génn réew mi bokk na ci yooyu les sorties ñaari Adji Sarr def 17 ak 18 mars 2021 ca Leral TV ak ñaari fan ci weeru mars atum 2022 ca RFI Le Monde ak Jeune Afrique ak itam fukki sortie ak benn yi avocat am bi def Sonko di wax ni ci diir boobee deful benn sortie ay conseillers mi itam defuñu sortie te kuréelu magistrat yi àdduwuñu ca benn yoon Sonko di ko ci tegalu laaj daal bu yemook ana fan la ñu newoon ñoom kuréelu magistrat yi ba ñuy jalgati institution judiciaire fan la ñu newoon ba juge d'instruction ba di tere ay avocat wam ñu teewee seen njëlbeeni audition wu client lan la ñu wax ci juróom-ñeenti weer yi justice toog bañ a tontu courrier wu ay avocat wam bañ rek ñu teggil ko contrôle judiciaire bi fan la ñu newoon ba procureur Serigne Bassirou Gueye doon falsifier PV d'enquête bu gendarmerie nationale ngir def see ay nataal yu desee teggine gën a mën a suuxal dossier bi fan itam la ñu newoon ba exécutif bi di tànn àttekat bu am féete ba noppi ngir xeex ko Ousmane Sonko la mu ko ca dollil moo di ne rek boo amul ngóor a yemale li gën moo di nga noppi muy woyal naan cas de violation politique yu ay droits justiciables bari nañu waral mu di leen fàttali la ñu waxoon rek ba cour de justice su CEDEAO jëlee ndogalu ba su 29 juin 2018 wax ni daal la nguuru ko Sénégal ak ndombol tànki policier te Khalifa Ababacar Sall dafa arbitraire tàmbalee ko rek ci proclamation résultat yi élection ya ba ci rek ba ñu yëkkati immunité parlementaire am ñu jalgati présomption d'innocence am jalgati immunité parlementaire am jalgati akam ak yelleefam ci l'enquête yu njëkk ya nguurug Sénégal féete te kuréelu magistrat yi yëkkati wuñ ca benn baat dolli ci di leen laaj lu tax mësuñu am courage yu def ay sorties médiatiques ba ñu jàppee délinquant yi ba noppi rek bàyyi leen ñu doxiwaat seen yitte ak yeneen i laaj yu mu ko ca tegal Sonko nee na ko nag xam na ni du am ay tontu ci laajam yooyu le waaye daal da leen bëgg a xamal ni rek moo leen gën a xam corporatisme ndax jiite na syndicat xam na pression ba leen seen naataango ya leen fa jiitu di
ci tekk diiru ñeenti fan yi waxuñu ngir droit ak justice waxuñu itam ngir institution na mu ko tënkee moo dina rek xamal leen ni amul benn problème ak magistrature waaye daal bu ñu fàtte ni ñoom duñu justice duñu institution judiciaire bay wax ci turam ay syndicat dong lañu buy xeexal seeni intérêt te moom dara mënu koo tere défendre boppam addu rek ca ña koy jéem a sàkkal pexe. fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2017 fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2022 toll na ci juróomi at ba mu fi dëddoo ko léegi moom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ma fi ne woon xalifa général des Tidiane mu di woon nag ab njàngalekat bu ñëpp ràññee woon te doon ko ndamu juróomeeli xalifu Maodo bi nag bëri na ay nit yu mu inspiré ci philosophie universelle am àllarba fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2017 la wuy ji boromam booba nag mi ngi am 91 ans bàyyi woon ci ginnaawam tiis moo xam ci taalibe yi ci mbokk yi way laa rek képp ku di woon na njege ñaaleema Dakar Buzz di àndandoo askanu Sénégal ak itam àdduna wërngal këpp di fàttaliku góor gu baax googule tey ñaan borom bi tas ñu ci barkeem def na diir yu ñu ko gisul ci réseaux sociaux yi way laa rek bariwul woon la ñu yàddu ci moom Lisa ñu gën ko ràññee ci série boobu di Un Café Avec dal nay biral ay nataalam ci réseaux sociaux yi di fësal mbégte ak taax ak itam ci wàllu sañse bégalee ko rek fansam ya nga xam ne gëjoon nañu ko gis lool Fatel Sow àdduna nag ci sëyam ci ab direct bu ñu doon amal la mu xamle ci njëlbeen moo di ne rek àdduna bi amul lu fi nit gisul way laa mu dund ko fi lépp loo gis rek communication la Fatel nee na rek bu weesoo dóor ya nga xam ne du ko nangul kenn gisul lu ko nit mën a def ba mu rek jugee ci néegu sëyam ndax du jigéen du it ay xuloo nee na nag mi ngi def kem kàttanam ngir ñu bañ koo dégg ci dara ndax nit mënees na rek jaaxe ci moom manqué de respect borom këram te moom daal la mu bëgg moo di rek saay su borom këram génnee ñu xam ni soxnaam mi ngi di ko toppatoo tàggat yaram la ñu koy ndar keppe ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi Sadio Mané ak Mohamed Salah ñoo inscrire 43,83% ci ay biwu Liverpool égyptien ba nag moo di meilleur buteur Premier League bi ak ñaar fukki réalisation ya mu amal ñaari attaquant africain yi nag bokk nañu ca ñay doxal dispositif fu Jürgen Klopp may rek manager allemand wu Reds ya loole yëpp nag terewul àddoowuñu ci ab négociation ñeel prolongation wu Salah te contrat wam ngi war a jeex atum 2023 kii di Sadio Mané nag waxtaanee guñu lu jëm ci beneen baay bu ko ñeel waaye daal ñenn ci média yi biral nañu ni champion d'Afrique bi mënees na faa jóge ka fi ne woon entraîneur u Arsenal di xamle ni rek weeru août ba ci Coupe d'Afrique des Nations bi Salah moo di woon meilleur joueur du monde moom ak Sadio Mané duñu ay joueurs yu ñu war a ñàkk ndax ay star lañu te dañu bokk rek ci histoire u Liverpool mbokk yi li la leen andiloon tey ci xabaar fi ci Dakar Buzz di leen ko toppalaat rek ci lu ci gën a fës jàngeen jëf